SMPL. SMPL day entreprise mécanique boo xam ni da am service yoo xam ni moom lay offrir moom lay jox ay clients am nag ñi ci ëpp mooy entreprise yi nekk ci secteur BTP comme suñu entreprise naataango bi nga xam ni mooy Ecotra ñu bokk ci même groupe ak entreprise yi nga xam ne ci wàllu transport lañ nekk ak ñi nga xam ne tamit ay particulier lañu donc service yi ñuy offrir bi ci ëpp mooy saytu matériel BTP donc ci wàllu woowu ci la ñu àndoon ak Ecotra at mi weesu ñëwoon Touba liggéey fi liggéey bu am solo am maanaam sëñ Abdoulatif mi toog doon ko coordonné ak ñun taxawuñu ci tombé woon nag daaw projet bi xalif bi amoon ci élargir corniche ci ñi nga xam ni dañoo implanté woon ci voies yi nga xam ni ci emprise yi nga xam ne waruñu fa implanté ak ci biir marché yi ak épave yi nga xam ni tamit dafa yàggoon ci corniche bi daan gêner ci wàllu circulation donc foofu SMPL liggéeyoon na fi liggéey bu am solo ak le commissariat de police de Touba ba lépp loo xam ni épave la woon bu nekkoon foofu ak matériel bi ñu indi woon lonk nañ ko yóbbu ko ci université Sëñ Abdou Lahad Mbacké ba tax loolu mission xalif bi li mu amoon daaw ci wàllu élargir ñu amoon ci ndam li ñuy taxawoo Ecotra nag mooy comme ni ñu koy defee ci chantier Ecotra fu mu mënti nekk day ànd ak SMPL ndax SMPL mooy saytu ci wàllu technique matériel am boo xoolee matériel bi Ecotra déployé ren war naa mat ci téeméeri matériel ci bu ñu ko doon natt waa matériel bi nag li ci ëpp mooy ay camion la ay camion 16 mètres cubes ay camion 20 mètres cubes ay citerne yoo xam ni bu ñu pompé ndox mi ñoom mën nañ dem déplacé ko yóbbu ko ci foo xam ni dina génn ci dëkk bi ak ay système de pompage yoo xam ni dina tax ñu mën a ngacc ndox bi ak ay machine de terrassement donc machine de terrassement yi aussi yu bari la ci am na ci ay bulldozers yi nekk ci carrière yi indi nañ ci ay pelle mécanique aussi pour def les chargements ay gradeurs pour nivellement ak fi nga xam ni dafa am ay tata ñu mën koo niveler defar ko ba nekk ba yoon wi mën a praticable nit ñi mën cee jaar waruwaay yi tamit mën cee jaar ak ay machines yu ndaw aussi yoo xam ni bu ñu soxlaa fu ñuy gas ak ay tranchées yu ñuy def ak yoo xam ni dañ koy réparer lu mel ni ay tractopelle ak yooyu donc matériel boobu moo tax teewaayu SMPL fii ngir gérer matériel bi maintenant ci ñeenti services yi ma leen waxoon donc bi ci njëkk mooy loolu gestion matériel BTP beneen bi ci topp mooy activité garage maanaam particulier boo xam ni da nga am sa oto ko am jafe-jafe boo ko indee suñu garage mun nañ la ko defal lépp loo xam ne dañ koy def ci oto li jëm ci diagnostic ba ci révision ba ci carrosserie peinture SMPL daf koy def ci ay atelier te loolu la ñuy liggéeyal tamit Ecotra ci matériel am ba tax na tamit ci ñaareelu mission boobu comme niñ ko defoon daaw bu Ecotra liggéey bi muy liggéey ci avant magal gi di ñëw bu jàllee ñun dañuy des ci gox bi dañuy des ci région bi ndax dañuy collaborer ak le gouverneur de Diourbel ak la gendarmerie au niveau de Diourbel via le capitaine Ndiaye comme on l'a fait l'année passée pour di leen aider ci bu jéyee amee ci yoon wi ñaanuñu ko yàlla ñu mën leen fexe ba ak matériel de remorquage bi ñu am ñu mën a remorquer matériel yi mën ko génn ci tali bi ba mën a fexe ba fluidité circulation bi mën a continuer donc je crois que noonu lañu liggéey woon daaw te noonu la ko fas yéene liggéeyee ak ñoom tamit ren bon en plus de cela aussi comme dañu yor garage di def ay dépannage donc dañuy des ci yoon bi tamit ñi nga xam ne dañuy ñëw di màggal si di indi seen ay jumtuwaay te mën a am jafe-jafe ci axe entre Thiès ak Touba ñu def ay antenne mobile yoo xam ni dina tax fu waay mën a nekk rek bu amee jafe-jafe bu wootee ci numéro bi nga xam ne mooy numéro standard dépanneur bi bu dee mën naa koo joxee mooy le 77 099 52 46 77 099 52 46 muy numéro standard dépannage bu SMPL donc boo ci wootee rek ñun dinañ la fekk fa nga nekk dépanner la ci loo xam ni doo ci fay dara comme niñ ko defoon daaw noonu lañ ko fas yéene defee rek donc troisième volet bi nga xam ni tamit SMPL daf koy fournir te muy volet boo xam ni c'est dafa innovant maanaam lu bees la ci Sénégal mooy dépannage remorquage donc fépp foo xam ne nit nekk na fa ci biir réew mi am jafe-jafe ci oto la muy jëlee nit muy jël di ko lonk ci ay buum ñuy tekk ci circulation bi te amul sécurité bu wootee ci numéro bi mën nañ ko faa fekk remorqué ko yóbbul ko fa mu bëgg bu dee ci garage am la bëgg ñu yóbbul ko bu dee këram la bëgg ñu yóbbul ko bu dee tamit daf ñu bëgg a jox dépannage yu mën nañ ko yóbbu suñu atelier dépanneel ko révisé ko
donc ci wàll woowu tamit am nañ ay dépanneur véhicule yoo xam ne mën nañ jëlandoo bootandoo ñetti oto yu ndaw am nañ ay dépannage poids lourd yoo xam ni mën nañ yëkkati am nañ bras bu mën a yëkkati camion ba 40 tonnes ak ay tri yoo xam ni mën nañ xëcc 30 tonnes ak 20 tonnes waa ci voilà loolu côté technique bi la bu ngeen génnee ñu ko exposé ci biti di ngeen ko mën a gis bu ngeen ci bëggee ay leeral tamit comme ni ko monsieur Cissé waxee mën nañ ci yenn journalistes yi bu ngeen posé question ñu leeral leen donc waa ñeenteelu volet bi nag mooy la vente de véhicules et de pièces de rechange service après vente loolu tamit volet la boo xam ne ñu ngi koy développé parce que Ecotra actuellement ñu ngi seen un grand projet bu ñu am pour s'installer au niveau de Diamniadio à côté de Ecotra SMBL mi ngi foofu donc monsieur Mboup je crois que loolu mooy. liggéey bi comme ni ñu ko daan defee at mu nekk dañuy ñëw dañuy ñëw déployer matériel bi def planification bi ren maître d'œuvre bi sëñ Cheikh la sëñ Abdou Latif moom mooy ingénieur projet bi ndax bi ñu ñëwee xamal nañu ni priorité bi mooy li wër grande mosquée de Touba sur un rayon de 1 kilomètre ñu fexe ba lépp luy voie de 30 lépp luy voie intérieure lépp luy voirie yi ñu fexe ba assainir ko ba ndox dutu fa taa bu ko defee mbedd yu mag yi dugg ci dëkk bi ku ci oto yi ak nit ñi nekkee ba mu fees ñu mën a jël yeneen mbedd 30 yi mën a yegg ci biir jumaa ji kon te ren priorité boobu la ñu jox te ci la ñu nekk depuis le 15 ñu ngi mobiliser diggante Daaru Rahman Daaru Marnaan Daaru Xuddoos tey yaakaar naa jeexal nañ ko sëñ bi Daaru Minam kon incha allah noonu lañ koy continuer ba programme bi jeex ren nag dañ ko jàppoon ci diggante le 15 jusqu'au 25 de ce mois à la veille du màggal kon ndigal li loolu ren moom la ndax moomu ñuy wax mooy planifier ñun ñu indi les moyens indi l'appui technique mu wax ñu ni mu ko bëggee ñu defee ko ni mu ko bëggee kon loolu dinaa ko fi leeral ñëpp xamee ko noonu bi ci topp moom mooy fii ci Touba li nga xamante ne nii ñëpp seetlu nañ ko mooy mbedd yi ni muy demee li gën a xaw a jafeel liggéey bi mooy ren li mu tawaat ndax danoo wàcc altine bi ba war a dem yàlla dogal mu tawaat boobu mu tawaat nag xaw na wàññi tuuti ci suñu performance mais pour jëliwaat ko moo tax ren danoo instauré beneen système bu bees mooy fexe di liggéey guddi incha allah boo leen seetloo dinañ liggéey bëccëg comme ni ñu liggéeyee guddi ndax lépp lu ci war a muy ci mbirum matériel muy lampe yi koy def ca carrière ba ci zone d'intervention yi lépp pare nañ ko pour que retard boobu ñu amoon ñu mën koo mën a dabu ci nu mu gën a gaawee jot nañ ci ndigalu sëñ bi jox nañu programme bi dinañ ko dérouler loolu rek laa bëggoon a leeral ci liggéeyu ren bi mu xaw a wuuteeg liggéeyu daaw bi ndax liggéeyu daaw bi dañoo ñëwoon ci mbuub mi moom la ñuy wooye le nettoiement ñëwoon nañ ci tàmbaleek ñoom ba ci dernière phase bi mooy les phases de remblai et de planage ndax liggéey bi dafa comporté wu ñetti phase mooy d'abord le nettoiement maanaam dégager éradiquer les dépôts sauvages maanaam fépp foo xamante ni dafa am mbalit ñu jëlee ko fa bi ci topp les voies de 30 nga xamante ni ci la nit ñi di jaar ñu fexe ba fépp fu am dog-dog ñu mën a assurer la continuité du service maanaam boo leen seetloo mbedd Touba yu mag yi da ngay daw ba du benn bërëb mu créer benn bas-fond bu ko defee nit ñi di jaar ci biir ruq-ruqaani pour mën a génn sëñ bi jox ñu ndigal ni nañu fexe ba continuité bi ku jël benn yoon rek mën a jàll mu ànd ci ñun nag bis bu nekk day ànd ak ñun comme heure bii nii démb day wàcc ñëw constater les travaux exécutés du jour ñu gisandoo ko mu apprécier ko jox ñu conformité am ñu doog a jàll ci benn étape mën naa moo tax ma ni moom mooy maître d'œuvre bi ren kon ndigal loolu ci moom la jógee bi ci topp moom mooy fexe aussi ba am na équipe boo xamante ni nii mbedd yi ngeen di gis ñoom ñi ngi fi di nettoyer lépp loo xamante ni nii asphalte la mooy yoon yi nga xamante ni nii dafa am moom ngeen woowee goudron mooy enrobé yi am na équipe boo xam mi ngi fi yor seen i brouette ak seen i balai di ko nettoyer pour que suuf si ensablement bi ñu mën koo dindi
loolu aussi bokk na ci liggéeyu ren bi. kon loolu laa bëggoon a leeral ngeen xam kon intervention ren bi ci kaw ndigal lañ ko wéyee ndax sëñ bi loolu la ñu sas tey ren ci liggéey ñu dolli ci ñun ni gis nañ problème bi nga xam moom la directeur technique doon expliqué que bu tawee ba mu des ba toog ay fan ndox mi dafay continuer di fi nekk ñu jël suñuy matukaay indaale ay moto pompe pour que fépp fu ñu gis ni am na des zones de stagnation maanaam zone yoo xam ndox maa ngi fa toog sëñ bi jox ñu ndigal pour ñu installer fa pompe yi mën koo ŋacc génne ko avant ñu koy remblayer loolu aussi jox nañ ci ndigal ba yaakaar naa ren tey ñu ngi woon daaru ñu ngi woon ndaam kon noonu lañ koy jàppee ba programme bi jeex ba nim ñu wooyee ñu ñëw mu ñaanal mu constater boppam jox ñu ci waat ndigal ñu delluwaat ndakaaru gu ñu jege woon loolu rek laa bëggoon a leeral ci liggéey bi ni ñu ko organiser ren gannaaw moom ba mu ñu ci taxawoo jàpp lu ñu ci te bis bu nekk nag wax dëgg yàlla fii lay nekk ñun ba minuit ci planification bis bu nekk dañuy ñëw ñu toog xool ndax dafa moom li ko yitteel mooy dëkk bi wax dëgg yàlla dinaa ko seede fii ndax du tànqam lu kenn ku ñëw indi sa programme dina xool nu mu gën a jekke nu mu gën a rafete mënuñu kon xale yi xool leen nu mu gën a baaxee rek ngeen jàppale yi ndax dafa mel ni yàlla dogal nañ les plus démunis ci ñoom seen ci lay xëy ci lay gont ndax man mi di wax yéen fekk na min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu yéen sama gan ñi fi toog yëpp maa ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mamadou Mountakha mi jëwriñu Seexul Xadim xalif général des mourides maa ngi leen di nuyu ci turu Serigne Bassirou Mbacké mi ngeen jóge léegi te mooy président wu comité d'organisation Magal Touba mooy suñu jaatu gi ci liggéey bi maa ngi leen di nuyu di leen yóbbante nuyoo ci kilifa yi ngeen bàyyi ko yëpp ca bopp ba Serigne Ablaye Sylla di am mbégte mu rëy ci suñu jataay bi ñu toog tey mbégte mi dafa mel ne sori na ci man te dafa mel ne man li ma waroon wax lépp Jibril bu wax na ko te li mu wax lu sori ci man la wax na dëgg sama doom la sama xarit la sama àndandoo liggéey bi la te ay nit bu ñu àndee ab diir war nañoo mën a xamante kenn ku ne war nga xam sa moroom dara loo ko mën a seetal surtout bu ngeen bokkee liggéey bi lépp di lu baax rek kon bu ñu leen nuyoo ba noppi ba jotul leen nuyoo sëriñ bi xanaa dañuy dellu si waat ci liggéey bi tuuti rek bañ leen a yàggal wayante ni ko Jibril waxee rek la demee man damay kenn ci ndawi sëriñ bi kenn ci jëwriñ yi taxawu liggéeyu sëriñ bi te liggéey yi yu bari rawatina ci waajtaayu màggal bi ñu amee comité bi ba pare comité bi ay commission ñoo ko composé kon bu ñu ma dénkee commission assainissement te yàgg nañ ko wax dañ ñoo dénk liggéey bu rëy commission assainissement dafa am sas bu rëy mooy setal Touba Touba ñëpp xam nañ ne yombut a setal ndax dëkk bi dafa rëy li fi dëkk ci ay nit bari te nit ñi ñooy taqal ci gàttal kon million ngi nit fu ñu dëkk fukki weer ak ñaar kon faaw muy taq dinaa koy wax ci déclaration yi dëgg la am na fi ñu ne ci liggéey bi UGC mi ngi fi ñu ngi fi liggéey at mi yëpp am nañ
programme bu fi dox waaye programme bi dafa néew doole ci dëkk bi dafa rëy programme bi bu ICC néew na fi doole donte ñi nga def li ñu mën lépp am beneen programme bu ci dolli ko muy oto yi nga xam ne Touba ci kanam ñoo ko andiloon Serigne Mountakha mu dénk ko Baye Fall yi te Serigne Cheikh Jëm mu nekk ci boppa ñoom am nañ programme mu setal Touba waaye ànd ak lépp dëkk bi dafa rëy yombut kon Touba li ko mën a setal rek mooy ñi fi dëkk ñëpp génn ñi nga xam ne ñoo ko taqaloon ñëpp génn ngir setal ko loolu rek moo mën a setal dëkk bi loolu nag ñi ngi ci di ko def ba daaw bi ñu ci nekkee Ecotra ñëw na Jibril wax na ko jàpp nañ ci ren bi setal bi jubee ñi programme liggéey bi ñëpp waaj ñëpp jekk Baye Fall yi bokki taalibe Sëñ Tuubaa yëpp ñu dëkk ci dëkk bi ñëpp préparé ngir ñu soobu ci liggéey bi ñoo am lu ñu waxtaan wi dinaa ci yóbbante ay baat ci diggante bu gàtt te mooy sant goo xam ne dinaa ko sant soxna Momy Kébé ndax sama yóbbante dafa jaar ci moom mu jàllale ko ci Ablaye ñu bokk ci def yitte yu mat ba liñ bëggoon ñu defe ko ni waaye ci diggante boobu ñu waxtaan ñu gis ne soxna Momy moo ma jottali ne ma Ablaye yéene ji mu bëgg a liggéey ren Touba ak ni mu ko bëgg a waajee yéen a ngi war a commencé la 11 te moom de bu ñu ko mayoon ba le 15 li mu bëgg a andi ci matériel lépp dana ko mën a andi bi ma xalaatee ma ne soxna si loolu juboo nañ ci bu baax loolu ñun moo ñu gën a arrangé ndax ren dañoo bëgg Ecotra féete ci ndox mi ci ŋàcc ndox ak sëkk suuf dinaa ci ñëwaat léegi dégg naa intervention Cissé loolu day lu am solo loolu bi ñu ko waxee ñu juboo ci ñu ne kon Ecotra na commencé le 15 ñu commencé nun nettoiement bi la 11 yàlla mi dara tawut noppi nañ la 14 ci ngoon lañ tàggatoo ñu ñaan waaye li ma ci gën a yéem mooy Ecotra liggéeyam ren at yi yëpp ma di ci xalaat di ko wax yàlla mi dara tawut ak Serigne Touba mi nga xam ne suñu borom dafa nangu ak ñaanam lépp lu war a am ci mbiram na mu gën a baaxee yàlla dana ko dogale noona donte ci ay xalaat lay jaar am na ñetti at ci ginnaaw damay faral di wax ne faaw ñu bàyyi xel ci ne feeg juróomi at màggal Touba dana dugg ci nawet te buñ ko waajalut bu màggal gi nekkee ci biir nawet dana metti ci ñi màggal si dana metti ci nit ñi maa moon ci benn xalaat booba ne man xalaat bi ma ci am mooy bu ñu demee ba ñetti fan yi màggal gi ku ñëw ba jege jumaa ji 1 kilomètre boo amul laissez-passer doo jàll te bu boobaa su fekkente ne ko amul laissez-passer doo jàll te boo jàddee doo am foo jaar ndox téye la dana indi blocage dana indi jafe-jafe booba laa commencé woon a xalaat nan lañu war a def ba li wër jumaa ji li amul goudron amul canalisation nan lañ ko war a mën a sëkkee ba boobaa nit ñi am fu jaar loolu ñetti at ci ginnaaw maa ngi ciy wax di ci wax ak sama bokki jëwriñ yi ma àndal liggéey bi moo tax ren bi Ecotra ñëwee mu mel ne sama gént googu mooy dama koy bëgg a dund gëmewuma ko ndax man loolu laa doon gént nu ñuy def ba bu màggal gi ñëwee ci nawet mu taw ku bëgg a dem te amoon laissez-passer da nga mën a jàdd ci mbedd suuf yi dem biñ ñëwee Jibril wax na dëgg laa dellu si xalaat boobu tegal leen ne leen nañ fexe ba wër dëkk bi ni ñu koy wëree mooy ay quartier rek ñoo wër dëkk bi Daarul Minan Daarul Xuddoos Zurra Guy Mbind Touba Mosquée ak Mbal yooyu bu wëree dëkk bi ñu ne kon
ma ne leen nañu xalaat nañ waxtaan bu ñu demee quartier bu ci nekk dañuy tàllal 1 kilomètre wala ñu dañuy tàllal fukki mbedd yooyu ñu defar ko ba mu baax jàll ci beneen quartier. Jibril wax na ko démb Daaru Minaan lañ nekkoon programme ba defar nañ ko ba mu baax tey ñi ngi Daaru Xudoos programme ba defar nañ ko ba mu baax suba ñu incha allah parce que Daaru Xudoos ñaari pàcc la fi ñu tuddee ginnaaw kër si Chouaïb te foofu mooy tëli Njóoga Kebe ba tëli Daaru Musti mu desaat tëli Daaru Musti ba tëli Gédé ci Daaru Xudoos la bokk foofu mooy programme bi suba incha allah tëli Gédé ba tëli Daara foofu mooy Sora te mooy ginnaaw kër Sëñ Abdou Khadre ginnaaw suba incha allah ba ci topp ñu dem Guy Mbind ba ca topp ñëw Touba Mosquée te mooy gaar bu ndaw ak li ko wër ba ca topp ñu ñëw Mbal defe naa loolu bu ñu ko defee xalaat bi ñu doon xalaat yàlla mën na koo dogal ak defar bu rafet bi ñu ko defar waaye Jibril wax na sama cant man wante man itam dinaa leen seereel yéen kilifa Ecotra yi fi daje cant gu may sant équipe bii ma àndal liggéey bi parce que bàyyi nañ ma ak sama xalaat bàyyi nañ ma ak sama kàddu fekk nañ ma ci li ma leen wax loolu yombal na suñu liggéey bi parce que ay nit bu ñu àndee di liggéey bu ñu déggoo rek liggéey ba yomb te déggoo nañ ci liggéey bi ñoo ngi koy def naa leen ko seereel yéen ñi fi ñëw ñoom ñi ngeen fi yebal sant naa leen bu baax ànd nañoo man liggéey bi nu mu gën a rafete werante wu ñoo man dara ci côté yëpp nag même tey jii bi nga xëyee Serigne Bass daf maa wax ne ma matériel bi dafa bëggoon ñu yóbbu ko leen beneen place boo xam ne moo gën a yaatu ma ne ko waaye ak lu mën a xew nañ bàyyi fii def fii suñ cérémonie def lépp ba pare yóbbu leen foo xam ne mën naa gën a yaatu fii mën naa ëpp mën naa gën a accessible te loolu booba day gën a defar liggéey bi rek waaye lépp lu ñu ma wax ba leen ko waxee ñoom amuñu problème nag lañ ma wax kon moo ji seen ton toog man noo ko bëggee ñu defee ko noonu même carrière ba am na fu ñu nekkoon maa leen ne nañ ko changé nañ dem feneen amul problème lañ ma wax kon naa leen xamal ne ñoom lépp lu ma leen wax fekk nañ na ci loolu waaye man itam du ma leen wax mukk loo xam ne sama intérêt kese lay doon la ma leen di wax lépp intérêt mbooloo mi lay doon te intérêt mbooloo mi mooy lan mooy liggéeyal Serigne Touba ci taalibe yi ndax Serigne Touba taalibe yi rek la am ñooy alalam taalibe yi Serigne Touba rek la ñam dëkk bi rek la ñam ñi dëkk ci dëkk bi rawatina ñi ñëw di fekk Serigne Touba ñooñu faaw ñu taxawu leen faaw ñu dimbale leen faaw ñu jàppale leen parce que Jibril wax dëgg yàlla wax na sama du ma ne loxo ci na sama lañ waaye seeral na ma loo xam ne damaa gëm loolu damaa gëm ne ku dem ngir ku def ngir yàlla di dimbalee ka mënul boppam kay nga war a njëkk dimbale ba noppi parce que kii mënal boppam boo ko dolli dafa dimbalee dolli bi jàll la nga bàyyi dolli jàll bi nag bàyyi fa dara nekkut man loolu bokkut ak sama gis-gis bokkut ak sama xalaat man bu may dimbalee dama jàpp ne dañoo war a njëkk dimbale ki gën a loolu laa gëm te loolu doxee ci sama lu bëree bëri te loolu yàlla laa fay seeral ak Serigne Touba mi ñu liggéey loolu mooy sama doxee kon bu nekkee ne bi dañoo bëgg a liggéey Serigne Touba ci luy yombal nekkinu taalibe yi ak liy yombal nekkinu ñu aj si ñi màggal si siyaare si ñu nekk ca di ci xalaat di liggéey Serigne Touba ngeen ñëw jàppale ñu ba liñ doon gént ma nekk réalité kon sant leen rek lañ maa def gërëm leen kon sant gi lañ njëkkee woon moom la ñuy mujjewaat di ko tàmbalewaat ci kaw ci Abdoulaye Sylla jaar ci soxna moom yi ñëw ci tey équipe bi ma àndal ñëw ci yéen ñi fi ñëw tey fekk si noonu ñu ngi leen sant di leen gërëm ndax wolof yàgg na wax kenn rek mënul dara nit ki bu mënee rek am na ñu ma àndal ñu déggoon tey waa Ecotra bi ñu ñëw dañu ma fekk ak sama bokki taalibe bi ñi nga xam ne ñooy jëwriñ yi ma àndal ñuy taxawu liggéey bi taxaw dëkk bi taxaw mbale mi taxaw lépp lu sëriñ bi defal ci dëkk bi sëriñ Touba muy sëriñ Mountakha mi ko fi nekkal ak ñi ko jiitu woon jenn yitte rek lañ ma sàmm mooy liggéeyal sëriñ Touba waaye li ma waxoon léegi rek liggéeyal ko ci dëkk bi liggéeyal ko ci taalibe yi ndax sëriñ Touba bi mu sonn ak di liggéey boppam taxu ko woon sonn boppam taxu ko woon liggéey àdduna sépp la bëggoon a xettali jullit ñëpp la bëggoon a xettali taalibeem yëpp la bëggoon a xettali kon ku ko bëgg a àggaleel ab liggéeyam ci ni méthode bi mu doon liggéey rek ci nga koy jaar liggéeyal mooy jaamu yàlla liggéeyal yonent bi taxawu taalibe yi
taxawu bindeef yi dimbale leen yërëm leen suturaal leen loolu moo doon programme Serigne Touba ñi ko fi nekkal loolu lañ bëgg Serigne Mountakha loolu la bëgg nun ñuy liggéey ba ci loolu lañ bëgg kon damay gàttal wax ji guddi na xanaa di sant di gërëm rek di ñaan yàlla boole ñu dimbale yéen ñi fi ñëw ngeen dellu ci jàmm ñi fi liggéey yàlla nangu leen seenum liggéey kii yebal ci matériel bi yàlla yokkal ko barke ca la muy def muy Ablaye Sylla yàlla dolli barke Ecotra ndax loolu dama koy mujjee ci sant gi waaye gis naa ne liggéey Ecotra loo am solo la ndax kii wax na ko léegi ay xeet yu bokkul daje nañ ci waaye ay Sénégal ëpp nañ ci kon loolu mooy wane ne moom itam yaatal na dënnam bëgg li muy yëngu ku ci mën a jariñu ko jariñ ci te loolu rek mooy li am solo ndax boo amoon multimilliards denc ko itam te foo ci dara du la amul benn njëriñ yàgg da nga dem bàyyi ko da nga koy tasaare nit ñi jariñu ci ñee di liggéey ñi ñuy liggéey bi jariñ ci liggéey ba loo fi yàgg boo fi bàyyi ko itam boo demee fekk njariñu liggéey boobu ca wetu sunu borom nga jariñoo ko alxuraan moo ñu wax wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda llaahi wa huwa xayrun lakum alxuraan day wax ne lu ngeen jiital ci aw yiw te seen borom bu ngeen demee da ngeen ko fekk te fekk na loolu mooy liy gën ci yéen kon def lu baax na waaye yaatal baax na waaye sax ca baax na kon yàlla ñu bokk nekk ci yëpp yàlla na ci yàlla defal tawfeex ak ndimbalam ci barkeb Sëriñ Tuubaa ba lañ ci bëgg lépp ñu am ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi